rahmatullahi taala wa barakatuhu suñu mbokku internet yi suñu mbokku téléspectateurs yi TMS TV ñu ngi am mbégte ak contenté di ànd ak yéen ci seen émission face à l'invité tey nag ki ñuy dalal defe naa ni kenn du ko présenté Sénégal kenn du ko présenté àdduna ki ñuy dalal defe naa ni ku am fit la ku am courage la ki nga xam ni APR tey bu yegsee fii defe naa ni moom dugal na ci loxoom bu baax a baax kooku mooy Moustapha Diakhaté di jiite mouvement Manko taxawu suñu APR Moustapha Diakhaté ñu ngi leen nuyu di la jox sa wàccuwaay di la dalal ci TMS TV. onze billahi min sëñ Moustapha maa ngi lay fay di la nuyu ñi nga xam ne ñoom nga àndal ci liggéey bi di nuyu waa seen télévision bi TMS. di nuyu Sénégal yi nga xam ne ñu ngi nuyu seetaan te ñaan yàlla waxtaan wi ñu teg ko ci dëgg maa dëkk teggin tam amal njëriñ askan wi. jërëjëf ma bëggoon rek ñu aborder sama question bu njëkk mooy li nga xam ne moo nekk actualité ci biir semaine bi muy affaire inondation yi nga gis dëkk bi yëpp ñu ngi inondé région yi également ñu ngi inondé est-ce que jàppoo que ni régime yi fi jaar yëpp dañoo laj. waaw jërëjëf d'abord li may jëkkee mooy masawu maanaam ñaanal ñi nga xam ne dañ cee jotul gaañu yàlla xaral leen àjjana jaale leen seen i bokk masawu ñëpp ñoo xam ne nam tuddati waa inondation bi yàq na seen alal li nga wax dama jàpp ne damay wax toujours ne maanaam lu mel ni li am muy inondation bii yàlla tegunu ko jàpp naa ne aussi taw bi defu ko sàgganuk gouvernement yu Sénégal depuis 1960 ak léegi moo ko waral. ci naka la ko waral mooy ñaari yëpp rek moo tax lii am mooy li may wax le mal aménagement du territoire c'est-à-dire que dëkku yu mag yi niñ ko waroon a aménager dañ koo defut bi maanaam da ngay gis foo xam ne ay nit a fa dëkk ndox maanaam ay lag la woon wala déeg yu mag ñu ñëw maanaam bi maral yu ñëw ñu ay nit sanc fa te waxuñu leen dara bi ñu ne da ngay gis foo xam ne ndox dafa daan jaar ñu dëkkal fa ay nit te bañ fay dëkk waxuñu leen dara loolu mooy un mauvais aménagement de l'espace urbain au Sénégal bi ci des aussi mooy ba maanaam ñàkk bu ñàkk assainir dëkk bi maanaam assainir mooy ndox nga wutal ko fu mu mën a jaar ba du taa foo xam ne nit dafa dëkk loolu nag li ci gën a kiimaane mooy réew mel ne Sénégal nga xam ne ñetti weer lay taw ci nawet juróom-ñeenti weer yëpp ñu nekk ci noor mu soxlam ndox waroon nañoo fexe ba ndox mi nga xam ne moom la yàlla di taw ci nawet bi la nga xam ne maanaam dañ koo soxlawuñ mën nañ ko récupérer denc ko bu nooree ñu di ci béy malheureusement loolu lépp gouvernement yu Sénégal laay wax 1960 ba léegi ak càggante lañ wane ci ni ñuy aménager nam tuddati dëkk yi rawatina ci dëkk yu mag yi parce que boo xoolee quartier yu mel ne Plateau ak Fann Résidence ak Point E nga xam ne tubaab yi ñoo ko aménagé woon pratiquement yu mel noonu bëriwu ko mi ngi ko tàmbalee am bi nga xamee ne am nañ indépendance ba jëm at yu mujj yi nga xam ne sàggante gouvernement bi feeñ na parce que boo xoolee fu mel ne Dakar foo fi gis ndox di fa taa rek ab lac moo fa nekkoon wala muy nit ñuy wax fossé d'effondrement maanaam foo xam ne dafa xóot waaye sëñ bi fu dex nekkoon wala foo xam ne dafa xóot nga xam ne bu ndox baree mu ñëw fa loolu képp koo xam ne da nga faa bàyyi nit mu dëkk fa yow yaay responsable bi nga xam ne moo fa am kon encore une fois pour man du yàlla moo ko teg du taw bi moo ko teg sàggan nekk ñi yor réew mi ci wàllu nu ñu aménagé dëkku taax yi moo indi jafe-jafe bi ñu am ci alors ñu dégg njiitu réew muy wax le ministre de l'intérieur ñu taxawal plan Orsec jàpp nga ni plan Orsec mën na régler problème bi. waaw xam nga plan Orsec moom mooy fayub day Sénégal nag li ñu xaar ci président Macky Sall mooy mu xoddeeku d'ailleurs moom dafa am plan décennal de lutte contre les inondations mu tuddee ko plan man may wax ne mooy plan xoddeeku inondation bu ci fukki at ñu waroon ko réaliser bu yàggut moom ci boppam yëkkati na kàddoom ne en 4 ans dindi na fi inondation jàpp naa ne war naa jéggalu waa Sénégal yi parce que li ni wax lu dëgg ndax bu loolu amoon kon lii am tey du am. kon jàpp nga ni dafa war a jéggalu waa Sénégal. mais bien sûr parce que moom moo ne d'abord il a demandé 766 milliards. deuxièmement moom ci bopp mu ne réglé na ko en 4 ans fa gudd na tey jii ñu gis li xew ci réew mi démb ak léegi kon ki wax dëgg yàlla la ma waxoon amut. encore une fois plan Orsec moom li ma jàpp mooy ay yëf la rek pour maanaam génne nit ñi ci ndox mi wuti maintenant nag li nga xam ne moom laa ciy dolli mooy plan Orsec yi am masa am ci Sénégal ña ci gën di jëriñu mooy administration bi ak ñenn nit ñoo xam ne ci ay camion lañu yor ay moto pompe ñooñu lay duy seeni pousse maanaam jaaxleeg askan wi rangooñu askan wi bari na ci ñoo xam ne ci la ñuy
duufale seen i poos te loolu jàpp naa ne war nañu fexe ba moo tax man damaa jàpp ne li dañ cee war a génne ministre de l'intérieur génne ci gouverneur yi ak préfet yi ak sous-préfet yi génne ci administration bi jox ko génie militaire ñu gérer ko parce que bu ñu ko defut lañ daan def dong la ñuy def mooy alal ju bari dina génn te du delluwaat ci duñ ci xeex mbas mi duñ ci xeex jafe-jafe yi askan bi rencontré ay nit ñoo ciy wut seen alal. mbas moomu nga tudd sax ci laa bëggoon ñu ñëw ci suñu ñaareelu ponk mooy lan nga jàpp que ni tey mooy solution bi parce que gis nañ ni mbir mi ngi jéggi dayoo ba askan bi ku nekk jaaxle na. mbas mi moom bon xam nga dañoo lajj ca xoddeeku ba. dama xam ne Sénégal da waroon taxawee avant le 2 mars bu ko defoon kon xëy na yëf yi du agsi fii parce que bu ñu teeloon a tëj suñu aéroport wala ñu teel a testé ñi fi dugg kon 85 personnes maanaam juróom-ñett fukki nit ak juróom du ñu dugg ci réew mi tasaare bi jàngoro ji. bi ci des mooy bi nga xamee ne jàngoro ji dugg na ci réew mi barab ya mu nekk fa mu feeñee bu fekkoon ne gouvernement bi da koo faa fekk confiné ña fa dëkk testé leen ña ca feebar ñu faj leen ña ca feebar ñu bàyyi leen kon yëf yi mën naa bañ a demee nii. bi ci des nag li des mooy li ñu jëm parce que pour le moment ñu ngi jëm ci war a mat 14000 ñoo xam ne laa jot nañoo bopp ñu ngi léegi tey ñu jege peut-être 300 faatu maintenant nag bu fekkee bañ nañu li dal France dal na maanaam ay junniy nit mu jàpp mu wopp ci ay junniy nit di ci faatu jàpp naa ne solution yi moom ñeent dong la du juróom mooy benn bi nit ñi di raxasoo saabu di laal gel di takk masque tey mooy ndaje yi nag yëpp laa wax di tàmbale ci ngénte ba ci dëj màggal ak gàmm parce que nag lépp luy dajale mbooloo rek te dana jafe nit ñi ñu mën a du maanaam fàggandikoo li ñuy wax les gestes barrières maanaam jumtukaay yi ñu war a jël ba jàngoro bi ñu ko wàllante parce que li may wax ne masque bi c'est essentiel parce que boo takkee masque doo ko wàll kenn du la ko wàll waaye nag aussi dandaate bi da cee bokk parce que jàngoro bi daa bëgg nit ñu jaxasoo ginnaaw jàngoro bi daal li mu bëgg ne ko bu ñu ko bàyyee jàpp naa dana fi jógee mooy ñu raxas saabu yi parce que daa bëgg loxo yu muy jaar di laal gel parce que daa bëgg loxo yu muy jaar di takk masque parce que ci bakkan ak gémmiñ lay jaar di dugg ci nit bi ci des nag mooy nit ñi daanante parce que bu nit ñi ne daanante duñ ko wàllante tur rek jàngoro ji den kon encore une fois jàpp naa ne léegi nag nekkatul mbirum ko docteur nekkatul mbirum président de la République mbirum askan bi la moo tax toujours may sàkku ci moom na mu ko jarale woon mu wër Sénégal pour sëriñ si ñaanal ko pour mu faluwaat bakkani Sénégal yi war na koo jaral mu dem ci sëñ Mountakha dem ci sëñ Babacar Sy dem Ndiassane dem Layène ñëw ci famille Cheikh Omar dem ci jàngu bi dem Kaolack pour sàkku ci kilifa ak waa Dàkka bi dem sàkku ci kilifa yi ñu wax seen taal bi ñu takk masque man xam naa ne bu ñu ko defee ñëpp bu ñu takkee masque pendant 1 mois jàngoro daañu gis ne mu ngi dellu gannaaw Sénégal. Moustapha Diakhaté ku la xam-xam ni yow homme d'État nga xam ni am na yoo xam ni kenn du la ci fekk ñu dégg fan yi koo xam ni ak jëwriñ la woon ministre de la République nekkoon ci gouvernement Macky Sall di Thierno Alassane Sall ñu dégg ko muy génne ay kàddu yu doy waar maanaam di wax ay secret yoo xam ni seexoon na ko ak état bi ak président Macky Sall lan ñu mën a jàngatalee comportement taxawaayu Thierno Alassane Sall. xam nga fan yi damaa dégg benn ku jege président muy nettali ndaje mi Thierno mujj toog président de la République mu wax ne président daf ne ko fiche le camp dehors gis nga kàddu yu mel noonu du kàddu yu war a génn ci gémmiñu président la. est-ce que président moo ko wax. non ki ku ko jege la kooku du ko sosal ki wax ji moom sosalut Macky Sall li mu wax dëgg la parce que xam naa leen ñoom ñaar ñëpp kàddu yooyu waru jëkk jóge ci président jëm ci ministre. loolu li mu jublu mooy nit ki bu ngeen di tàggoo na ngeen tàggoo ci yiw parce que tàggoo ci yiw dina yombal gisewaat waaye dina tax tàggoo ba rafet loolu mooy benn bi ci des nag man li ma intéressé dëgg-dëgg mooy li ci biir livre bi ñaari ponk rek laa ciy tënk wax ci yow. muy yan. Thierno daf cee wax ne dafa tukki woon dafa États-Unis la nekkoon ñu woo ko ne ko wuyul président de la République France. mu dagg yitteem yëpp ñëw France Paris. boobu mooy 2016. mu toog fa ay fan di wët président mënu koo gis. nee na benn bis ambassadeur du Sénégal ba nekkoon France Paris ne ko dafa am ñaari këyit yoo war a signé ak Total bu France ne ko dinaa la yónnee këyit yi ci sa boîte mail ma jàpp ne président de la République bu fekkee dafa dénk ministre lu toll ne énergie mu war a signé loo xam day engagé l'état du Sénégal du ambassadeur moo ko war a wax ministre président de la République moo ko war a waxal boppam wala premier ministre boobu dysfonctionnement jàpp naa ne kenn warul yore noonu état et je pense que amul benn président bu ñemee def lu mel noonu bu dul Macky Sall bi ci des bi pétrole bi ñu jox Total man en soi ça ne pose pas de problème ñu jox Total pétrole li ma def problème mooy juróom benn société ñoo ko doon laaj bi nga xamee ne Petrosen def na li mu war a def maanaam kenn ku ne mu xayma la
total moo nekkoon juróomeel président bi bàyyi fa premier bàyyi fa 2 bàyyi fa 3 bàyyi fa 4 jox ko 5e loolu du njub. ah est-ce que ko nekkul kooku moo gën a mën a. déedéet bu ko baral affaire bi. déedéet bu kooku baaxoon kon waa Petrosen duñ ko def parce que Petrosen ñoo def liggéey bi Petrosen c'est la meilleure expertise nationale en matière de pétrole. kon Petrosen nga xam ne su ay borom xam-xam fa nekk yoo xam ne Sénégal moo leen formé di leen fay weer bu ay nit bëggee ñu kenn ku ne ñu xool la nga diggi ñu jàpp ne total juróomeel la yoon kon waruñoo yow da nga jàpp ni waruñu koo jox total. bien sûr loolu li muy tekk mooy président violé na le code de pétrolier. deuxièmement wane na ne xeeb na ñi nga xam ne ay doomu Sénégal yu am xam-xam ci wàllu pétrole te moom mu nekkoon fa jàpp naa ne waroon naa ruusoo def lu mel noonu. ñett jàpp naa ne jiitalu intérêt Sénégal parce que bu jiitalu intérêt Sénégal du jël ko juróomeel jox ko place su premier. ñeent jàpp naa ne bu doon alali boppam du doxale noonu kon encore une fois loolu moo am solo ay secret d'état lii du secret d'état c'est un pillage d'état loolu moo nekk ci mooy feeñ ci livre bi. loolu nag li ñu ci mën a jàngate mooy xam ne maanaam li dal Afrique gépp mooy yorinu yiwadi ci sunu alal bokk na ci li tax suñu réew yi suuxee kon encore une fois man jàpp naa ne Thierno li mu def lu am njëriñ la ki mu gën a mën a jëriñ nag mooy président Macky Sall parce que xam nga damay wax toujours ne gis nga ilimaan buy jiitoo nga jamo ki la ne subaana la mi yow lay dimbali ki la ne subaana yow lay dimbali moom nag daa war a xool livre bi yi nga xam ne ay rëq-rëq comportement yu muy def maanaam di informer ambassadeur avant ngay informer sa ministre di jël koo xam ne juróomeel la nga jox ko place premier loolu du ciru président de la République rawatina ci koo xam ne da ngaa bi ngay laaj réew mi da nga ne woon danaa ko yor ci gouvernance vertueuse maanaam dinaa ko yor ci njub war a doxalal mel noonu kon moom moo am njëriñ xool livre bi li nga xam ne ay rëq-rëq la ay comportement yoo xam ne président bi waru ne mel mu suppal ñu ko boobaa dana ko jëriñ dara. ba léegi bu ñu ñëwee ci kaddu yi nga xam ne jub na wax naa Thierno Alassane Sall ma indi Moustapha Cissé Lo mu wax ci ay kaddu ku mel ni yaa xam may wax kaddu Farba Ngom wax kaddu ñu waxante ay kaddu ñu dàq ko moom biir APR jàpp nga ni loolu jaadu na. waaw xam nga bu fekkee président la bi mën naa toog ministre ci biir palais présidentiel naa ko fiche le camp kon wax dëgg yàlla ba mu nu bett keneen ku bokk ci APR di saaga maintenant pour le cas Cissé Lo jàpp naa ne ay saaga taxul ñu tàkk xam nga tax Cissé Lo yàgg nañu ko dégg mu saaga na sax ay kilifa toog te taxul woon ñu daaw moom Cissé Lo ci boobu am na ko bokk APR dafa kilifa saaga ko ci télévision saaga ko bàyyi te kooku dàquñu ko kon jàpp naa ne saaga taxul ñu dàq Cissé Lo kon yow lan bi ci des xam nga ab parti ay nawle yu ànd la c'est-à-dire warul nekk boo xam ne président de la République moo koy neex muy dàq nit ñi ak bañ a dàq c'est-à-dire loolu c'est inacceptable démocratie du loolu nag li ci gën a mat a jàng mooy absence de démocratie bi nekk ci APR nga xam ne Macky Sall daf ko def ko moomeelu boppam da koo aaki moo defee ne moom rek moo am sañ-sañu xalaat da nga jàpp ni moom parti bi moom moo ko moom mais jàpp ma ko loolu la gëm mais xam nga loolu bu ko gëmee mi ngi jëm parce que nekkul ci déclaration de patrimoine ndax déclaration de patrimoine APR nekku ci kon moomu ko parti dis ko moom parce que ay naw la yoo ko bokkal kon encore une fois foofu moom maanaam li ci mën a mettre en exergue mooy comment se fait-il qu'au XXIe siècle un président aussi jeune que Macky Sall aussi instruit que Macky Sall jaar fi mu jaar ci jafe-jafe mu yor parti jàpp ne moo ko moom lu ko neexul dul fa am loolu c'est inacceptable je crois que loolu moo gën a mat a dénoncer sax ay dàq yi muy dàq Moustapha Cissé Lo wala ñeneen. ñu gis Amadou Ba ak Mimi Touré am ñu jóg ci biir parti bi di leen saaga ku mel ni Bara Ndiaye ba mu ko defee ñun toftal ko daal di koy yokkal ay ndooma tànkam nooma ko directeur ñeneen ci biir parti bi aussi jóg di ko xalaat ku mel ni ñoom Mbaye ñaa ak ñeneen ñu ne dañu jàpp que ni ñooñu dañuy xool fauteuil yu Macky Sall. xam nga ñooñu moom li ma jàpp mooy ñooñu doon ñi nga tudd ni ñooy doon saaga ñoom madame Touré ak Amadou Ba ñuy saaga Macky Sall moo leen saaga parce que moom ñooñu saaga moom recevoir na leen añ ak ñoom ci suba si ñu wéyal saaga ya. ah bon liñ ci tege mooy am na ci ko saaga mu yokkal ko ndox ma tànk kon encore une fois moom moo la mais nag loolu li ci mën a jàng mooy yorin wu yiwadi wi parce que pour la première fois dans l'histoire du Sénégal un chef de cabinet ñeme yëkkati kàddu yu ñaaw teg ko ci ministre boo xam ne président bi moo ko teg neen sax traiteur la loolu président ne miix te boo tuddee mandat bi mel ne ku ñu reyalu taw kon dafa mel ne wax jooju da ko neex loolu nag moo jaaduwul damaa jàpp ne ay nit koo xam ne yow bi nga tolloo ci jafe-jafe Abdoulaye Wade bëgg ko sànq nit ñi dañoo mobiliser ñëw wër la ànd ak yow xeexle la ba nga am ndam war ngaa jomb ñi nga àndal nga di leen toroxale lu mel noonu parce que en réalité pour man Macky nam tuddati kenn saagawul ñooñu ngay saag ñooñu nga tudd
Macky Sall ci boppam moo leen saaga. waaw président Moustapha Diakhaté yow sa génn ci parti bi ñu génne bi ñu la génne Sori Kaba génne Maître Moussa Diop loolu da ngaa jàpp ni dañ leen génne. bon neex nii rek pour le moment yëpp bu ma ne Sori Kaba moom dàq nañ ko ci APR man lañ dàq ci APR. mais nag ci cabinet président de la République. Sori Kaba dàquñu ko waaye dañ ko wàccee. waaye waaye wàcce nañ ko wàcce xam nga wàccee constitution bu Sénégal moom mooy président de la République muy nommé. moom mooy président de la République muy dégommé. waaw mais tëbu rek wàcce ko. non 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 xaaral ma bu ko neexoon sax mu dàq mu dàq ko sans mu am justification. parce que loolu mooy man dama gëm ne président de la République pour man bu may apprécier li mu def damay seet lu constitution bi ndax may na ko wala mayu ko ko ndax loi yi may na ko wala mayu ko ko ndax règlement yi may na ko constitution bu Sénégal may na président de la République mu nommé ku ko neex ci wàllu civil président de la République may na mu dàq ku ko neex ci wàllu civil. kon encore une fois pour man mu dàq ku bokk ku nekk ci cabinet wala ku mu jox direction kooku man ça ne me pose aucun problème et c'est tout à fait normal. maintenant li nga xam ne moom lañ ci war a teg mooy li tax kàddu yi ñu yëkkati ba tax mu dàq leen parce que bu dee si boo dee Sori Kaba muy man muy Moussa Diop ci 3e mandat la mu dàq. Moustapha Cissé Lo. non Moustapha Cissé Lo saaga lañ ko dàq. waaw ci parti bi. waaw mais man ak Sori Kaba ak Maître Diop ñun li ñu dàqee mooy dañoo tudd 3e mandat. daañu ci ñëw daañu ci ñëw. ma jàpp ne loolu li ñu ci war a teg rek mooy c'est-à-dire la façon tyrannique la façon violente la gestion personnelle bi nga xam ne moom la Macky Sall di gérer affaire jàpp naa ne loolu moo gën a inacceptable maintenant nag loolu li ñu ci war a jàngate c'est qu'en réalité Macky Sall du démocrate parce que démocrate day gëm contradiction su nit ki waxee da ngay wax teg waaye moom daa jàpp ne décret bi rek moom ab guillotine la bu muy utiliser pour képp koo xam ne wax nga lu ko naqari mu daal lay sanctionner je crois que loolu du ciru président de la République Sénégal mérite mieux que ça. yaa ko wax léegi candidature yu Macky Sall ñu ngi koy laam-laamee ci biir parti bi nan nga jàppee que ni nan nga ñu mën a jàngalatee ci candidature yu Macky Sall parce que ñu bëree bëri nee nañ Macky Sall war na présenter waat en 2024. waaw xam nga loolu bu ñu bëri ñu bokkee ci moom ne mën naa présenter waat du leen wax dara waaye ku bokk ci moom ne wërta présenter waat mu dàq la. kon li ñu tekk mooy moom bëgg na ko. mais est-ce que constitution bi may ko pour. mais constitution non non xam nga constitution Macky Sall 2012 lañ ko fal président la. gis nga la limitation des mandats à 2. kooku 2001 la ko Abdoulaye Wade def ci constitution bi. 2001 ba léegi amul président bu mën a am lu ëpp ñaari mandats yu tegal constitution bi moo ko réglé avant en 2012 bi muy waat ci constitution bi mu waatee daa waatoon ne dana def 2 mandats. benn bi mu faluwaatee 2019 bii daa waat ni 2 mandats lay def. kon affaire du 3e mandat maanaam 3e mandat Macky Sall ko constitution bi réglé na ko bi ci des moom ci boppam yëkkati nañ kàddu 2018 31 décembre 2018 ne bu faluwaatee dootul laaj 3 dootul beneen mandat kon benn constitution bi tere na ko ñaar jàpp naa ne bu dee su góor dina sàmmi waxam te waxam nee na moom ci boppam nee na du am 3e mandat kon affaire du 3e mandat Macky Sall moom bu ko bëgg yi jàpp naa ne bu ko Sénégalais yi taxawee nañ war a taxaw du am li ma jàpp ma nag pour mu bañ a am nag waxuma mun 3e mandat mais 3e candidature Macky Sall Sénégal dañ ko war a jaay seen bakkan ba mañ ko def parce que loolu bu ko defee day nekk lu garaaw a garaaw loo xam ne ci réew mi te loolu jàpp naa ne gënul ci démocratie. gënul ci démocratie Macky Sall Alassane Ouattara Alpha Condé ñoom ñëpp presque ay xarit lañ ku nekk ut nga 3e mandat te président Macky Sall am na ñu ne jéego yi muy teg ni fa la jëm foofu mu jëmee 3e mandat bi jàpp nga ni bu ko taxawalee du dugal réew mi ci guuta man kay jàpp naa ne maanaam ay bu laajee maanaam bu ko Sénégalais jaayut seen bakkan dana ko wut te jàpp naa ne Sénégalais war nañ ko jaay seen maintenant Sénégal nag am na expérience nit ku bëgg 3e mandat président Abdoulaye Wade doon na ko jéem xëy na sax ba nekkoon candidat waaye Sénégalais yi jëlee nañ ko c'est pourquoi may wax waa Côte d'Ivoire suñu mënut a fexe ba président Alassane Ouattara bañ a participer mook ak Guinée président Condé nañu fexe ba ñu daanu c'est-à-dire ni Sénégal defoon 2012 na ko Guinée ak Côte d'Ivoire def parce que xam nga nag Afrique dafa am avancé yu ñu dox ci wàllu démocratie ba tey jii boo xoolee Afrique de l'Ouest tous les pays à part le Mali président élu démocratiquement ñoo ko yor ma jàpp ne nag loolu ñun ñëpp kenn ku ne da caa war a góorgóorlu encore une fois man naa ngi ñaawlu candidature président Ouattara bi parce que moom limita Côte d'Ivoire limita constitution bi def na ñaari mandat rek mais du moom aussi constitution conseil constitutionnel yooyu yëpp déedéet xam nga Côte d'Ivoire Alassane Ouattara bi mu jëkkee nekk président bi muy waat daa waatoon ne dina respecter constitution bu Côte d'Ivoire mais constitution bu Côte d'Ivoire 2 mandats la wax président bi Guinée aussi bi daa waatoon dina respecter constitution bu Guinée. lu tax conseil constitutionnel yi nag validé ko. waaw mais xam nga conseil constitutionnel moom ay sikki mu président de la République moo tax may bañ Sénégal xaar ba conseil constitutionnel di wax c'est-à-dire ñun waa Sénégal bu ñu xaar loolu ñun waa Sénégal li ñu war a jël dès maintenant ay matukaay
ba du nekk candidat gis nga en réalité gis nga le 19 mars le 19 décembre pardon le 31 décembre 2019 bi jàll. keroog ba président ne du ma ne waaw du ma déet gis nga booba la Sénégal yi waroon na xëy ci mbedd mi fees ko del ne ko neel non parce que non nga war a wax ndax constitution bi moo la wax non. or président bu nee du ma ne déet du ma ne waaw c'est qu'il est en train de violer lui-même la constitution parce que la constitution bi déet la ko waxu ko waaw kon waaw déet rek la ma noonu. encore une fois man li ma jàpp daal mooy bu ko bëggee ak mu bañ ko bëgg Sénégal yi ñoo war a am seen fulay bopp yu toll ne Macky Sall xelam du gën 2024 mooy nekk candidat. président Moustapha Diakhaté lii jaaxal askan bi li ñu wax nee nañ bi nga nekkee ci biir yi ngay wax nii yëpp da nga daan fermer les yeux maanaam da nga ci daan ànd ak président. ñu gis ñu ne nga génn rek commencé di. dóor ay xam nga man damaa wax ci ne 3e mandat. mu daa xam c'est-à-dire bu ma dàqoon ma door a wax ci 3e mandat nga man na ko loolu. man maa wax ne mënut a am 3e mandat mu dàq kon ki wax dëgg li nga wax yow sa bopp. man nga koo dindi sa bopp nag. bu fekkente ne dégg maanaam dama bëgg rek les faits parce que journaliste moom les faits moo am solo man damaa yëkkati kàddu ne warut a am 3e mandat mu dàq ma kon xam nga ne toogum ba mu dàq ma door a wax benn mbirum Petro-Tim man damaa dem ci télévision ñu laaj ma man leen Macky Sall waru woon a jox Petro-Tim licence kii bi nu mu tuddati licence bi ñaar su ko président nettali woon du ma ko wax président Macky Sall bi ma nommé président de groupe bi ma désigné président de groupe 17 jours après laa ñoo fekk bureau ma ne ko dama bëgg nga jël sa député ak sa groupe suñ bi tooguma bañ jëlee ma ko ma door a wax damaa wax bañ jëlee ma ko su ma ne woon muut kenn du ma fa jël te nag jàpp naa ne lii may def moo gën a métti ndax su ma fa nekkoon ba 2024 danaa fa am xaalis dinaa fa am baat donc pour gàttal rek xam nga man bu fekkoon damaa toog ba Macky Sall nangu li ma jox kon su boobaa su ma waxee nit ñi mën nañu ah dangaa toog bañ nangu li ñu la jox waaye man loolu dalu ma ndax bi may yëkkat sama kàddu bi may limogé en tant que ministre conseiller kàddu yu ma yëkkati jëmale ko ci maanaam mbirum 3e mandat bi moo tax bi ci des mooy lu jiitu loolu xam naa ne bokk na ci li yàq sama diggante ak moom nag mooy bi ma ne warut a jox Franck Timis nu mu tuddati licence bi parce que dafa Franck Timis ne répond pas aux normes yi nga xam ne moom la article 8 du code pétrolier fixé benn mooy rakk président bi moo fi nekkoon moo fi représenté Franck Timis mais képp loolu kon bu ñaari kàddu yooyu ak yeneen nag yoo xam ne ay damaa bokkut ak ñoom gis-gis jàpp naa ne moo tax njëlee waaye man tooguma bañ jëlee moomu dara maintenant nag Macky Sall ci boppam loolu moom dal na ko parce que jàpp naa ne 2000 ba 2008 bi Abdoulaye Wade nangoo li mu yor lépp kenn musul dégg mu wax kàddu bu safaanoo bu bëri Abdoulaye Wade il a fallu que Abdoulaye Wade nangu li mu joxoon mu door a gis ay ayib Abdoulaye Wade kon loolu moom Macky Sall la daal waaye man daluma man moom yëkkat sama kàddu am ak moom divergence moo tax mu génn ma kat ne su ma ne woon muut ne gaa yee fa ne kon du ma fa jóge mukk ba léegi ci 3e mandat bi ñu gis Boun Abdallah Dionne ak Mbaye Ndiaye bi ñu waxee ci 3e mandat bi ba ne Macky Sall dafa war a am 3e mandat ñoom kenn sanctionné wu leen. lu ñoom rek lan la ñu ko mën a jàng. lu ñoom rek mooy li ma la wax rek c'est ginnaaw moom ku ne war mënu koo am mu dal sa kaw ku ne mën na ko am mu bala fa c'est-à-dire président bañul ku wax ci 3e mandat bi li muy bañ mooy ku ne mënu koo am. maanaam ku koy wax à sa faveur quoi. waaye ku ne mën naa am 3e mandat am na ñoo xam sax nee nañ mën naa am 1000 mandat. ñooñu moom waxu leen dara. Amadou Ba sax dégg nañ ko mu ne mën na dem ba. maintenant nag léegi nag li am solo li ci ma gën a retenir mooy ku ne mën naa am mandat yu ëpp mën naa am 3e ba 4e 5e mandat du la wax dara ku ne mënta am 3e mandat mu daaj sa ko kon bañul ko wax ci mandat yi li muy bañ mooy ku ne ko mënoo ko am loolu nag li Senghor daan wax naan ku yoddu sëqat bu defu ndànk loolu moo ne ci Macky Sall xëy na day yor 3e mandat moo tax bëggul ko wax waaye loolu de man moom wax dëgg yàlla mu neex mu naqari naa ko d'ailleurs waxoon naa ko sax bi mu dàqee sori kaba nee naa ko da nga def erreur parce que boo ko dàqee Sénégal dañu jàpp ne da nga bëgg 3e mandat pourquoi pas mu woowoon ko wax ak moom bon fekk na bon man 3 jours après d'ailleurs la ma limogé. mais Moustapha président li jaaxal nit ñi yow maanaam ni ngay songee président ak fit bi nga am nii kenn ñemewul loolu Sénégal benn politicien ñemewul loolu mais lan la sa diggante président Macky Sall non xam nga man songuma kenn xam nga politique moom yaar yëpp rek wax ak askan wi ak waxal askan wi loolu mooy benn ñaar bu fekkee nit ki daa yor nguur ñaari position yii laa ci am soo defee lu baax ma ne baax na su defee lu bon mën a def ma ne bon na. mais dañu gis tout le temps da ngay attaqué rek. mais parce que limite non du tout la la koy attaqué bu defee lu baax dama naan baax na su defee lu bon ma ne bon na xam nga loolu jàpp naa ne loolu mooy politique man gëm naa sax di wàcc ci mbedd mi di toji kaar loolu sama nañaan parce que politique wax la xalaat c'est-à-dire bu fekkee président bi dafa def loo xam ne jàpp nga ni baaxut c'est-à-dire man xam nga lan laa bëgg nit ñi atte ma ko mooy ndax li ma naan Macky Sall mi ngi koy def baaxut ndax dëgg la wala du dëgg
benn ndax dana jëriñ askan wi wala du jëriñ askan wi c'est-à-dire buñ attaqué wu ma kenn c'est-à-dire politique du ay attaque politique c'est la liberté d'expression démocratie mooy wuutale ay gis-gis c'est-à-dire ay gis-gis yu wuute li ñuy wax conflit des opinions buñ ko tuddee ay attaque man attaqué wu ma kenn Macky Sall jaralu ma attaqué daa yor nag suñu yëf ñun bokk ñëpp loo xam ne daa ca am sama wàll muy état bu Sénégal na ko yore nag dana bu baaxee dinaa ne ko baax na su bonee ma ne ko bon na bi maanaam ku mënoon a doon tey jii Sénégal boo ma jiite woon julli soo jàmm jéem mën la subhanallah li xew àllarba bi passé dal directeur Dakar Dem Dikk Moussa Diop yow da nga jàpp que ni li mu wax ci troisième mandat moo tax ñu dàq. mais bien sûr bu waxoon leneen duñ ko dàq. mais nee nañ ay dañ. non loolu waa APR yi respecté wu seen bopp ñoo koy wax. liñ waa APR yi respecté wu seen bopp respecté wuñu Macky Sall ñooy wax. dégg nañ syndicat yu Dakar Dem Dikk. non kooku c'est un autre débat waa APR yi la parce que waa APR musuma dégg ñu wax waxu gestion Moussa Diop waa APR yi musuma dégg ñu wax ko. syndicat yi moom daanañ ko wax mais après musuñu leen cee feerlu. ok dëgg la comme syndicat yi ñu ko. non c'est pas parce que syndicat yi ñu ko wax dëgg la c'est pas ça mon problème man duma ko dëgg duma ko weddi c'est pas mon rôle mais dama la waa APR yi ne Moussa Diop dañ ko dàq pour avoir mauvaise gestion ñoom jàpp naan dañoo respecté wu seen bopp respecté wuñu Sénégalais yi parce que jàpp naan bu fekkoon ne dañ ko maanaam mauvaise gestion ñu tax ñu dàq ko mauvaise gestion ba jëkk ci bu Moussa Diop def ñaar la te dàquñu ko ci mooy bi mu peinturé Dakar Dem Dikk couleur parti Alliance pour la République loolu c'est une mauvaise gestion bi mu jëlee terrain boo xam ne Dakar Dem Dikk moo ko moom jaay ko APR ñu def ko permanence loolu mauvaise gestion pour da dàquñu ko ci boo tax dàq bu dee ay kàddu yu mu yëkkati jàpp naa ne gën ta bon nga ne président mënut a am troisième mandat nga ne nañu dajji Ila Touba parce que waa Touba dañoo woteeluñu Macky Sall je crois que bu ko bëggoon a dàq ci yorin wu bon kon boobu la ko waroon dàq kon encore une fois man li ma jàpp rek mooy troisième mandat bi mu tudd numéro waru ko am moo tax mu dàq. ñu bëggoon xam lan mooy sa ambition politique parce que gis nañ ne tout le temps yaa ngi génn di waxal askan bi gauche droite gis nañu daal li ngay nekkee au devant de la scène amul benn autorité bu koy def tey. lan mooy sa ambition bi non ambition bi benn rek la maanaam taxawal askan bi man loolu mooy sama liggéey 1976 ba léegi di nekk di mu dul loolu di wax ak askan wi ak a waxal askan bi doo ma fekk mukk ci werante pour cent bopp du ma tontu sax kuy wax ci man. waaye nag dinaa wax ak askan wi maanaam li may xalaat ni jàpp ne bu ñu ko defee ci Sénégal dana jëriñ réew mi dinaa ko wax askan wi su ma gisee loo xam ne nag day ittee askan wi aussi dinaa ko wax dinaa ko yëkkati ba nit ñi dégg loolu moom jàpp naa ne loolooy politique maintenant nag du ma méngoo kenn ñeneen ña tànn noppi bu leen neexee ñu noppi man damaa tànn nag bu ma gisee lu bon wax ko parce que damaa jàpp ne magum waxoon naa ko moo gën magum xamoon naa ko su ma gisee lu baax nag dinaa ko wax parce que damaa jàpp ne lu baax dañ ko war a siiwal dañ ko war a dëggal kon jàpp naa ne loolu moom ñëpp a ko war a def du affaire politicien affaire citoyen sénégalais bu ne war nga yëkkati sa kàddu ngir askan wi pour soxla yu mu am war nga yëkkati sa kàddu ngir proposer askan wi ay solution yoo xam ne mi ngi jàngoonte jafe-jafe yi mu ngi jàngoonte. lan ngay tontu ñuy taxaw di wax que ni yii yëpp stratégie boo taxawal la pour gën a APR gën a taxaw gën a ñu nekkaat ba 2020. loolu moom defe naa ne kenn waxu ko moom maa ngi APR moom bu dee dëgëral APR man. am na ñuy wax ni stratégie boo taxawal la parce que jàpp nañ ni parti bi yaa ci gën a ñeme yaa ci gën a mën a défendre ay idées xam nga lii ma def dafa metti jàppal ne xamal ne nag maanaam ba ma nekkee ak Macky Sall alal amoon naa ko fa amoon naa fa baat siiwoon naa fa aussi loolu lépp nag dama ko fa bàyyi jàpp ci yàlla di continuer li ma jàpp ne mooy sama war est-ce que amul keneen ku nekk sa ginnaaw ku gën a puissant Macky Sall kooku amul Sénégal c'est-à-dire ci jamono ji gisuma ci politique ku gën a puissant Macky Sall am na ñu koy wax non amul xam nga lu tax man loolu ñu koy wax xam nga dañoo xamul dara rek wala boog ragaluñu yàlla parce que jàpp naa ne bu dee ndomba tànk Macky Sall rek moo ko mën a joxe ci réew mi fi mu toll bu dee alal jàpp naa ne ku nekk ci réew mi jàpp naa ne Macky Sall moo la ëpp alal ñu mën a joxe te ba may tàgg moom da alal jaag ndomba tànk yam ma joxoon daa jël ndomba tànk yóbbaale alal ja kon encore une fois amul ci réew mi ci politique ku may war a tànn di nekk ci ginnaawam gannaaw kenn laa nekkut xajuma ci ginnaaw kenn man genn gannaaw laa nekk ci Sénégal ma gannaaw peuple Sénégal am nañu ne élection bu mu mën a doon koo àndal rek day gagné ñi ngi sax lam-laamee que ni yow da nga fas yéene ànd ak Idrissa Seck pour non loolu moom kenn wax ko Idrissa moom bu desoon ci moom rek ma dem retraite politique ah déet waay waaw bien ah pourtant ñu bëri ñu ngi koy lam-laamee non kenn lam-laamee ko Idrissa xamante na bu baax a baax non kooku yooyu bokk sama mbir dégg lu mu la jamono ji ñu toll genn gannaaw laa nekk muy gannaaw peuple Sénégal Sonko nag genn gannaaw laa nekk kon nekkoo ci ginnaaw kenn ginnaaw kay maa ngi ci ginnaaw peuple Sénégal kooku rek mooy sama yitti fi mu toll kooku rek moo ma ñor parce que leneen nekku fi et puis xam nga lan moo am solo jàpp naa ne ñun waa classe politique
li ñu war a xalaat mooy Sénégal ni mu jaar ni yoon bi mu jaar ni 1960 ba léegi te jëmul kër nu ñuy def ba génne ko ci xam nga la du problème pour man affaire troisième mandat yooyu sax c'est pas tellement le plus important xam nga lan moo le plus important naka lañ war a tëggewaat citoyen sénégalais yi bañu ba politiciens yi dootu ñu leen nax nan lañ war a tëggaate population sénégalaise ba politiciens yi duñu leen tiital nan lañ war a tëggewaat citoyen sénégalais ba seenum xel ràgg gi mu ràgg dañ ba dootu ñu nangu benn politicien di leen fenn wala di leen nax je crois que loolu mooy combat bi ñu war a mat te combat boobu flash maanaam un combat pour la prise de conscience des Sénégalais ñu gën a am conscience citoyenne gën a xam ne réew mi ñoo ko moom président la bi ñoo ko moom ñoo ko fal ñoo koy fay alal ji muy liggéey ñoo ko jox kon waruñu ko si boobu man ci loolu laa bëgg a liggéey te jàpp naa ne foofu la Sénégal war a jëm parce que nag tant que Sénégalais yi amuñu une vraie prise de conscience citoyenne dama ne lu ne mën nañ ko def ci réew mi di jëm kanam. président am na ñuy ñaawlu report local yi ñaari yoon a ngi nii ñu koy reporté am na ñu koy ñaawlu yow loolu lan la. c'est un coup d'état c'est un coup d'état ci naka. xam nga le protocole de la CEDEAO bi Macky Sall sukkandiku woon pour génne Yaya Jammeh pale dafa wax ne élection jamono yu mu jote nañ ko def. waaye mais jamono ji mënul nekk. xaaral ma xam ne noonu la man xaw ma mën naa nekk ma dama ne. protocole CEDEAO daf ne. élection jamono ju mu jote nañ ko def bii des mooy code électoral bu Sénégal daf ne élection 5e année bi balaa jeexoon nañu organiser yeneen élection pour joxe mandat. bi ci des encore amee nag. non bi ci des mooy mandat askan wi moo ko moom. politiciens yi moomuñu ko. kon politiciens yi ak président bi sañuñu di nangu li nga xam ne askan wi moo ko moom di ko jëfandikoo. autrement dit le 1er janvier 2020 ba keroog ba ñuy fragué yeneen conseillers locaux muy départementaux wala communaux maires yi ak président de conseil ils sont dans l'illégalité. loolu moo li gën a grave maintenant ndax mën nañoo wote wala Mali wote nañ ci mbas mi France wote nañ ci mbas mi États-Unis daañu wote ci mbas mi laytoo mbas mi c'est de l'hypocrisie et c'est de la malhonnêteté te bis bu yàlla sàkk ñu gis loo xam ne nit ñaay daje mën a yokk mbas mi te gouvernement bu Sénégal di tëréwu kon encore une fois élection dañ ko war def nu mu gën a gaawe benn li may ñaan mooy bu kenn boole élection locale ak élection législative parce que du même type d' élection. bokkuñu ay problème am na ñuy laam-laamee dama ne waree su ko couple dañ ko war a séparer parce que bokkuñu élection locale askan wi moo ko moom dañoo war a fexe ba maanaam communes yi ak département yi delluwaat ci askan wi ñu yore ko seen bopp élection législative c'est autre chose élection nationale kon encore une fois maanaam jéem koo boole c'est encore une fois violer l'esprit et la lettre du code électoral c'est violer encore une fois le calendrier électoral loolu coup d'état la gis nga Macky Sall mënul coup d'état fii ci Sénégal dem Mali naan soldat yi bu leen bàyyi leen coup d'état ñu gis ne yaa ngi am taxawaay bu am solo ci askan bi li ngay défendre nii est-ce que boo jotoon ci maire yi du gën a yomb ñu bëggoon xam ndax local yi sax di nga nekk candidat. xam nga ba enjeu élection locale yi pour man moo gën a am maanaam moo ëpp solo ci lépp lu Sénégal élection bu mën a doon. xam nga lu tax parce que comme le pouvoir communal mooy base du démocratie. mbirum gox la mooy base du démocratie. effectivement man nag ñi ma àndal daañu bokk ci élection locale yi. ah bon. bu baax a baax de information waaye nañ cay bokkee nag dana wuute ak nit ñi demee ci élection locale. ci naka parce que ñun li ñu fas yéene mooy fexe ba askan wi ñoo xam ne du ñu ay politiciens ñu yoral seen bopp seen i maire autrement dit liste yi ñuy porté 80% yi ay population la xam ne mosu ñoo def politique suñu ñëwee ba gagné itam ñooñu la ñuy bëgg ñu nekk ñoom la ñuy fexe ba ñooñu ñu nekk maire parce que dañu li ma jàpp mooy bu ñu delloo mairie yi askan wi su boobaa yorin ba dana gën a baax parce que daañu xam ne seen bopp lañ ko bi ñu des mooy da ngay dégg toujours ñuy wax accaparement des terres di tuumaal maire yi ne dañuy sàcc suuf si la ko waral mooy maire yi ay parti politique ñoo leen fa teg waaye bis bu ñu fexee ba Sénégal yi nekk ci commune yi seen i carte yi ñoo leen di yebal wala seen i catégorie sociale maanaam ay commerçant yoo xam ne ñooy yebal seen commerçant xale yi ay ASC ñooy yebal ñu leen fa nekkal ay bàjjenu gox ay ilimaan ñoo nekk ci conseil municipal bi machine ëpp fa politiciens yi man jàpp naa ne bis bu ñu ko defee xar kanamu boobaa maanaam li muy tuddee la nouvelle mairie dina am Sénégal te jàpp naa ne loolu mooy li ñu war a liggéey. defe naa loolu am na ba pare parce que ñu ngi wax suffrage universel direct. loolu lan moo ci sa jàpp. non xam nga suffrage universel kooku c'est l'élection du maire. man li may wax la composition du conseil municipal. au lieu que mu nekk des politiciens. daa war a nekk ñoo xam ne dañoo jóge ci quartier yi jóge ci village yi jóge ci marché yi jóge ci jàkka yi jóge ci ASC yi bu ko defee dañ fay nekkal askan wi waaye duñ fa nekkal ay parti politique. sama laaj bu mujj Moustapha ñu ngi may signaler que ni sax émission bi presque jeex na jëm ci màggal Touba bi nga xam ni ku tedd ki ñu ngi koy ñaanal yàlla yokku leeram. muy Sëñ Mountakha
wax na démb que ni màggal dafa war a am nan nga ko jàngatee. mais loolu mooy li dama wax toujours ne màggal kenn rek ko sañ a digle kenn ko sañ a tere mu sëñ Mountakha loolu daa nekk ci constitution bu Sénégal article 24. ah bon bien sûr ni ci constitution affaire diine waa diine rek ñoo koy gérer. c'est-à-dire sëñ Mountakha rek moo mën a wax bi sàngam la ñuy màggal wala duñu màggal. comme ni mu mën a waxee bi sàngam la ñuy gàmm wala duñu gàmm. comme ni sëñ Babacar Sy ama sañ-sañ boobu wala comme monseigneur Benjamin Ndiaye amee sañ-sañ boobu ci wàllu église kon sëñ Mountakha rek a sañ a woote màggal gi su ko wootee def na li ko war def na li ko war en tant que khalife général mais aussi def na dëppoo na ak constitution de la République du Sénégal kooku benn commentaire wulu ci am. kon sëñ Moustapha Diakhaté egsi nañ nag ci fi nga xam ni foofu la ñuy daanele ñu ngi may signaler que ni waxtu bi jeex na vraiment tey am nañ mbégte am kontaan bu baax a baax parce que li ñu soxla woon ci émission bi yëpp am nañ ko fu ma commencé nag foofu laay yeggalee mooy ki ñu jàkkaarloo woon tey kooku gaynde la ku am fit la te gis nañ que ici li ñuy wax ci tubaab il est toujours au chevet des populations kon defe naa ni Moustapha Diakhaté bi nga xam ni mooy président mouvement Manko Taxawu suñu APR kontaan nañ lool li ñu bëggoon lépp ci émission bi am nañ ko vraiment di la bàyyi nga daaneel looy tàggatoo. non man maa leen war a gërëm parce que damay wax de ginnaaw politique mooy wax ak askan wi ak waxal askan wi ku la jox micro rek yow lay dimbali. li may mujj nag mooy ci li nu toll mooy mbas mi muy coronavirus bi may sàkk waa réew mi yëpp rek kenn ku ne na def boppam ni mooy jëmm ji ko fi war a jëlee ci naka di raxas loxo yi ak saabu lu mu gën a bari moo gën di laal gel lu mu gën a bari moo gën di takki masque tey mooy ndaje yi yaa lii bu ko ñëpp defee rek léegi coronavirus bi dem te coronavirus bu fi jógee rek jàpp na nit ñi delluwaat ci nañ doon dundee loolu du am benn jafe-jafe bi ci des na mooy li nga xam ne ci lañ toll muy maanaam inondation bi may sàkku ci président République bala ñu ci defati ay alal di ko jox ñañ ko joxoon ñu di ko lekk nañu seet ba xam li ñu ci jot a def fu mu dugg benn ma jàpp ne jox ko ñañ ko joxoon ñu nar ko lekk jox ko génie militaire ñu gérer ko moo gën ci askan bi te moo gën ci moom. jërëjëf jox ko génie militaire moo gën ci askan bi kon jërëjëf président Moustapha Diakhaté bu Manko Taxawu suñu APR kon lii lañ leen indi doon tey ci face à l'invité jërë ngeen jëf di leen jox dig daje ci yeneen i émission jërëjëf.